auzu billaahi mina shaytaani rajiim bismillaahi rahmaani rahiim bu ñu laa tàmbali nag ñu bàyyi imaam mu defal ñu ñaan ñu doon dugg ci mbir bi imaam. waaw nu jàng ku ne Fatiha. imaam ne nu jàng ku ne Fatiha. ak salaatal Fatiha. ak salaatal Fatiha. am na yàlla defal ñu tawfiq. waaw li ñu fi dajale tey mooy rek mu ngi wëy ci mbir mi mairie bi ak APEX su doon organisé muy téléthon boobu ñu taxawaloon ngir dajale fii ñu dimbalee néew ji doole ji ci jàngoro ji nekk fii ngeen fàttala ko ba ñu wootee fii imaam ñu doon def kaamil doon ko jàngal ñi def ci liggéey bi ñaan ci feebar bi imaam dafa waxoon ne ku am dara rek dugal ko ci mbir moomu ginnaaw ko ci mairie bi ak PIXI ñu organisé woon téléthon boobu di laaj ku nekk def ci te ba ñu ko yëgee rek ñun suñu biir ñu ne nañu dajale lu ñu def ci mbir mi yàlla dafa def nag bi dajale bi mu laa mat fekk na mbir ma ñu clôturé ko mais ñu doon quand même nañ ko wéyal ba mu matee ñu dajale ko te teg ko ci loxo imam ñu jébbal ko ñu doon organisé mbir moomu ñu boole ko ci yi ñuy séddale loolu moo ñu dajale tey te waa mairie yi ñëw nañu Abdou Naar a ngi nii waa APEX ngi nii Abdou Naar nga ak Abdou Aziz donc loolu ñu dajale tey imaam a ngi nii saltige Omar a ngi nii président Ngagne président Pape yi wax lenn si ñu nekk fii nekk ci liggéey te lii ñu dajale rek xeeb nañu ko valeur à peu près 2,8 millions la muy produit yi nekk nii ak benn enveloppe bu def xaalis xeeb nañ ko loolu nag waaye nag lii dama yaakaar ne tàmbali la rek téléthon bi ar jeex taxul nit ñi arrêté lu waay am rek na indi bu ñu ko dajalee jox ko ñuy séddale ñu séddale ko fii ba yàlla di ñu tàggaleex mbas mi léegi xam naa bu ñu laa sori ci wax bi damay bàyyi Maodo rek mu détaillé leen li ñu dajale fii ngeen xam ko bu ñu paree nag bàyyi waa mairie yi APEX yi ñu sànni ci ay kàddu waa coutume bi sànni ci ay kàddu comme ñoom ñu ngi toog avant que imam li ñu ñaanal tëjal bi voilà. jërëjëf président comme ni mu ko waxee rek li ñu fi yor nii ginnaaw xaalis bi madaar la madaar javel ak madaar liquide savon daal madaar savon couscous marocain savon yoo xam ne nii mooy savon yooyu ñu digle médecin yi digle ne moom dañ koy dañ koy raxasoo ay keek ak am ndox am na yeneen sam yu ñuy séenu incha allah suñ ci jotee rek dana ñëw dañ koy bañ a tudd te jotaguñu ko waaye incha allah bu ñu jotee rek danañ ko indi ni ko président waxee rek valeur u 2,830 la valeur u 2,830 mbir maa ngi noonu jërë ngeen jëf.
waaw xaalis bi 780 000 la xaalis bi ci enveloppe mu ngi ne la ci président Ngagne Ndiaye 780 000 la. C'est bon, ñëw maanaam أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم السلام عليكم ورحمة الله. waaleykum salaam. kilifa yi ñu ngi leen fu nekk si turam ak santam di leen jox seen wàccuwaay yëkkati nuyoo bi di ko teg si loxo imaam Fati nga xamante ne mooy kilifa jotaay di profiter aussi si occasion bi di baalu àq ñi ñu fu fekk ñëpp ak ñu ngi seetaan si télé bi si weeru koor bi di leen baalu àq aussi di leen ndokkeel aussi si weeru koor bi di ñaan suñu borom li nga xamante ne balaa la bu yàlla wàccee xam nga yàlla gaaw teggi jàmm. amiin. di yëkkati kàddu ndëkk si président APEX Serigne Mbaye Guèye ak comité directeur bi yëpp ak benn si comité d'honneur bi am na ñu fi toog ñoom laa jël si la di vraiment rafetlu li nga xamante ne moo ñu fi tax a daje ñuy réceptionné li nga xamante ne participation wala contribution conseil des notables bu Yoff donc si li nga xamante ne initiative de gars boo xamante ne imaam moo ko njëkkoon yëkkati chargé woon APEX pour mu laaj waaye Yoff nit lu waaye amul waaye man pour ñu dajale ka delloo ko si ñi nga xamante ne ñoo ko gën a yeyoo donc si loolu de comme xalaat bu bëri wala xalaat bu rafet yëpp ñoo bokk benn néeg bu ñuy fanaan waa Yoff TV yëkkati woon loolu consulté maire yi ñu ànd ñun ñëpp defoon ko si vraiment anam bu rafet ngeen woote woon fa nekk di ngeen joxe seen contribution tey bu ñu tasee fii di jot wala nangu loolu dañ siy sant suñu borom parce que bari na nit yéene def dara te yàlla deful mu ànd donc loolu dañ koy delloo cant boobu delloo ci suñu borom waaw li ñu jot a jot ne président wax na ko sànq joxe nañ ko barki démb mercredi donc joxe nañ ñi nga xamante jeudi autant pour moi quartier bu nekk quartier traditionnel bi jox nañ leen bu nekk 28 kits bu fenn Sicap Layeen ak Gent jox nañ leen bu nekk 12 kits cité APEX yi si nekk am na quartier yi fa nekk bu nekk am na 8 kits ak waa Terme-Nord donc lii bu ñëwee rek dañuy continuer liggéey boobu donc di si dalal seen am xel si profiter aussi si kanamu kilifa yi di leen ñaan ngeen ñaanalal ñi nga xamante ne ñooy les autorités municipales donc di le maire Abdoulaye Diouf Sarr Abdou Naar toogalkat ndax bi ñu dajalee mbir mi dañ ko yóbbu maire pour jébbal leen moom mu ne APEX yi vraiment doy nañ ko indi pour gérer ko donc loolu bi xeetu teraanga ak ab sas boo xamante ne dañ ko delloo APEX loolu imaam donc bu ñu ñëwee fii yéeg ci kàddu si APEX dina rafet ñu gaaral leen ñu ngi si àndaloon di waaye monsieur le maire noonu lañ doxalee ak APEX donc loolu lépp bu leen parce que am na liggéey bu bëri ñu ko seex ànd naka di ko defar noonu donc muy collaboration boo xamante ne bu mucc ayib la yàlla aussi teg donc vraiment rafetlu li nga xamante ne moom lañ fi fekk ci ay xéewal yu ñu jëmale si ñi nga xamante ne seen wërsëg dinañ si nekk di leen ñaanal yàlla ñëbet bi ngeen am si Yoff yàlla leen suñu borom gën a dëgëral ngeen matal donc lii nag lu rëy la si ñu naan parce que APEX mooy chambre wala ñi gën a ndaw si mu Yoff
donc boo leen yanee di jàppale si yan bi parce que lii avec si la waroon mu dem fàq mais ñëpp xam nañ ne budget avec si dafa liggéey donc tey bu gisee li ñu def si Covid bi naa li ñu def si social man bi mu bokkee avec si ba léegi mosu ko def si at te jàppale yu mel nii moo tax vraiment ñuy profité si occasion yu remercier ñi nga xamante ne ñëpp dañu contribuer si li ñuy def leen ñaanal lépp dërëm ñu si def na lépp fiftin yàlla na ko yàlla fu ñu amoon yéene def ñëpp yàlla yàlla mottali seen yéene boobu jaay rasulullah allahumma salli ala sayyidina muhammadin wa sallam auzu billaahi mina sheytaani rajiim bismillaahi rahmaani rahiim salaamaaleykum wa rahmatullah. waaleykum salaam. ñu ngi ci toog ñëpp ci jël nuyoo bi di ko jox teg ci loxo imaam Mouhamed Ndoye ñu waxtaan ñu ko ci mbooloo mi di rafetlu rek li nga xam ne tey jii ñoo ñu ci dajal parce que lii dafa rafet trop dëkk bi mbas am ci le conseil des notables xalaat ne ñoom comme téléphone dafa amoon ñu ngi doon laaj tey nag ñu indi li nga xam ne am na solo trop teg ko ci ñu doon organiser téléphone bi je pense que Dabakh Apexi ñëw na si ni ñu ko organisé bi mu ñëwee dañu ne leen comme yéen a ngi fi yéen Apexi ñun maire tegaat nañ lépp seen loxo mais commission bi suñu membre mu ko waxtaanee nu mu rafete rek ngeen def ko et que expliqué na ko donc ni ñu ko defee mais li ñuy def lépp le maire la waroon parce que maire moo fi nekkal les populations donc lii ñëpp di def dañ koy jàppale donc ñu ngi leen sant si loolu moom it toogul parce que état du Sénégal bii mbir mi amee dafa séddaale ci dëkk yi ñun Yoff ñu ngi si amoon 7060 kit lañ si amoon kit yoo xam ne ceeb la diwlin suukar pat ak savon 7060 familles yi dafa bindoo woon na ñu ne les 1802 familles moo ñu amoon BSF maanaam bourse sécurité familiale ñooñu président dana woon dañuy am déficit donc da doon def 5000 je pense 258 familles ñoo waroon am léegi bi loolu amee ñu ne nan lañ koy def ba séddale ko ci dëkk bi ñu waxtaan xool quota yi xam ne ñi mu amoon ci bourse sécurité familiale ñu def ay kii am na quartier yoo xam ne am nañ 300 kits ñii am nañ 250 ça dépend ba Yoff gépp parce que Yoff dañ calculer c'est la commune mooy de Terminal à Diamalaye ñëpp ñoo ci bokkoon loolu tamit ñu monté ay commission ne commission yooyu dëkk bu ne maanaam commission bii xam ne commission communale bi la imam ratib da ci bokk maire bi da ci bokk le préfet da ci bokk bàjjenu gox seen président da ci bokk président zone sud da ci bokk président RS Yoff da ci bokk bu fekkee dëkk na église curé ba da ci bokk ñooñu ñëpp ñooy commission communale bi mu am nag des sous commission de quartier sous commission de quartier dañ ne imaamu quartier ba da cay bokk bàjjenu gox ba conseil municipal ba fa dëkk ASC ba maanaam ñooñu ak bu fekkee école ba am na dëkk ba quartier ba am na école directeur d'école ba ñooñu ñoo war a la sous commission bi nga xam ne ñoom ñooy def des propositions ñan la ñu koy jox ci quartier yi monté nañ l'ensemble des commissions ñaar rek mooy def moom la ñuy monté ji léegi nii pour mu gën a am transparence parce que dañ ne waa Ndenaat yéen a gën a xam ña fa nekk seen commission nañ liggéey defal ñu ndëg liggéey bu set boo xam ne bu ñuy jox sang dañuy def sanandiir def numéro carte d'identité def téléphone ma yëpp parce que ay contrôle da ci am moo tax yàlla def na bi ñu ko defee yëpp jaar na yoon incha allah ñu ngi xaar donc retour quartier ñu indil ñu ko maire na nag man léegi du ma yem foofu comme état joxe na damay xaar état ba mu joxe ba pare ñu ñëw Ndenaat ñu ne kat waa Ndenaat yéen seen liste d'attente amoon ngeen maire ne ma ne dinaa dolliwaat 150 familles mais baal leen ma man damay fàttali si ba pare foo mu dindi ko maire ne dinaa yokk yeneen 150 familles nan lañ koy yokkee war nañu réceptionné léegi 130 tonnes de riz 2600 gosses de sucre ak 2600 huile yu 5 litres maire ne manit bu waa Ndenaat pare ñëw ne Ndenaat ma jox exemple parce que man naa xam naa la fa xaw am nañ 160 ci bourse familiale dama jox un exemple am 325 ci ñi war a am Covid bi
donc soo ko boolee actuellement day doon presque 475 si je ne me trompe pas maire ne dinaa si dolliwaat waa naa 150 dama ne waa naa bu fekkee am nañ 600 familles ñu jox leen ña fay manqué du bari mais nag day fekk ñu jaaral ko yoon wax lan mooy famille ak kan la ñuy jox époux dañu may permettre comme ñu ngi tali mu expliquer pour nit ñi gën a mu leer si ñi ma ne leen bu fekkee da ngeen ñëw ndenaat ne Abdou Naar Ndang dafa am bind sama ñaari soxna yàq ngeen ñetti kit parce que Abdou Naar ngeen war a jox moom moo xam ne muy joxe ay soxna donc buñ ko xoolee noonu wala ñu ne par exemple ñi xam ne yàlla dimbali na leen ñu am ñu jënd ceeb wala ñu jënd lu boole ñu leen xam naa ne quartier bu ñu dem bu fekkee ay ñu famille yu am tamit doon lu bari donc noonu lañ ko bëgg liggéeyee ba nga xam ne tey dinañ laal sensibilité bi yëpp ba pare maire na tamit fekk conseil bi mu ngi préparé donc ay ndimbal yoo xam ne dina jël l'ensemble des dignitaires de Yoff jàppale leen tamit ci li xam ne donc ci lañ nekk parce que ñoom tamit ay kilifa lañ am na ci bari ñoo xam ne mën nañ bañ a am ci kit yooyu parce que seen niveau fi mu toll la mais maire na man ñooñu comme samay kilifa lañ tamit maa ngi préparé pour jàppale leen donc ci mbas mi muy la nga xam ne tey objectif am mooy ñu faxay ba ku nekk am loo war a am ci Yoff ñooy tamit ñu bu koy séddaale dugaluñu ci politique dugaluñu ci dara c'est pas les politiciens qui vont partager comité yi ñu mettre sur place ba mu exister par au niveau des quartiers bu ñuy dolliwaat nag 500 kii wala 150 ñoom lañ koy jox ñoom parce que ñoo xam tamit ñoom ñoo amuñu jox leen donc tey loolu ci liggéey boobu la ñu ne moo tax bi mbir mi ñëwee ñu ne président Daba ñun liggéey bi ñu yor ñu ci travail dafa bari te APEX Yoff la fi nekkal ñun ci Yoff la ñu bokk dañu jël lépp jébbal leen ko donc moo tax ñoom ñu jébbal leen ko ñu def ci liggéey bu am solo mais nag dañ ne il faut tamit quartier yi xool ne état joxe na téléthon bi joxe na maire di joxe ñu fexe ba ay doublon bañ a am parce que tey bu ñu ñëwee ndenaat ñu jox leen yéen seen yeneen 23 yi leen appel si jox xaw ma 28 nañ ko boole si liste bi ñu amoon fa ñu yem nag maire des pas dafa dem pour ñu ko xam ne bàyyi Amary Ndoye mi nekk Tongo tey bu ko maire yi joxee téléthon bi jox ko état jox ko am na ñetti kit te kenn mu ngi fa la amoon donc noonu lañ organisé woo daal incha allah on attend donc état bi xam naa dans la semaine dinañ ñëw parce que choisir nañu ministre bi xam ne moom la ñu war a def dund boobu ñun tamit suñu bos mu nga sa terrain football ba ñu ngi ko fay wàcce xam naa actuellement nii loolu lépp dañu bëgg xaar ba état comme ni mu wax bu joxee ba pare rek pour ay doublon bañ a am ñu xaar fi mu yem ñu déparé foofu pour dem incha allah donc ñu dinañ poussé waa 2600 familles yoo xam ne dañ ko yokk ci état bi je pense que donc bu fekkee am nañ 7060 à 2600 on aura presque 9000 et quelques familles au niveau de la commune yoo xam ne donc nañ leen jàppale comme ni ma wax ceeb diwlin ainsi de suite donc bu ngeen dollee lu mel ni def ko donc dañuy wax ne Abdoulaye Diouf Sarr le maire de Yoff mu ngeen ko defal mais mu ngi sant ñëpp di gërëm ñëpp di wax ne mu ngi leen dénkaat boppam di wax ne imam lu ñu ko mën a ñaanal ñu ñaanal ko ba yàlla defal ñu mbas mi mu gaaw génn fi parce que tey jii comme ni ñu ko wax la situation devient critique mais comme ni ñu wax nañ fexe ba les mesures barrières yi nga xam ne donc am na ñu lii ko may profité di si wax ne ñu lancé waat un appel à la jeunesse parce que dama ne bu fekkee dañuy couvre-feu 20 heures c'est pas dañuy punir pour leneen mais dañuy punir mën nañu wax ne punir ñu sax mais dañuy dugal ci kër yi pour donc mbas mi xam ne moo am bañ a law donc jëlaat nañ ay mesures au niveau du marché dafa dégg ngeen le préfet Dakar li mu si wax léegi ñu fexe que altine ñiy jaay par exemple ceeb ñi jaay dund jaay talaata ñi jaay àllarba ñi jaay dund ñëwaat alxames ñu la jaay ajjuma ñu def ko noonu samedi dimanche ñu fermer les marchés donc réunion bi ñu def réunion démb loolu la préfet wax parce que gis nañ ne kii bi presque contagion bi ci marché yi la gën a gaawee moo tax donc ñu bëgg jël décision bi léegi la samedi dimanche ñuy tëj marché bi nettoyé ko defar defoon nañ sax benn arrêté waxtaan ak waa marché bi te dañ koy tëj léegi àllarba ak dimanche mais démb bi ñu demee sa réunion boobu préfet dana daal l'ensemble des marchés de Dakar bi ñu si waxtaanee ba jubboo nañ ko alterner léegi bu ñuy jaay dundu jaayee tey suba ñuy jaay tissu wax nangam jaay ginnaaw suba ak ñi bon ñii dañuy jaay ñetti fan ñuy jaay dund ñu di jaay ñaari fan ñu tëj marché bi donc ñaari fan loolu mooy li xam ne donc moo bees foofu ñuy wax ne rek donc lii kontaan nañ si tool yi may ñëw maa ngi ànd ak tonton Aziz Ndoye mi nga xam ne mooy le conseil spécial du maire di gërëm boon le conseil des notables de Yoff si liggéey bu set bi ngeen def liggéey bu am solo bi ngeen def
parce que tey jii lii moo wane ne donc Yoff benn bopp la kenn mënu ko xar ñaar parce que bu ngeen jëlee lu am solo ni teg ko si waat ci loxo peloton bi ñoom it nañ si waxtaanaat xoolaat quartier wu ne incha allah loo si mën a am parce que c'est pas le montant c'est pas les produits mais c'est le geste qui est noble parce que def ngeen lu rafet donc président donc Njàmbur yi président conseil de notable imam yéen ñi fi toog ñëpp donc kontaan nañ si li ngeen def di leen ñaanal yéen ñu ñaanal ba yàlla mën ñu jàppale si li xam ne donc mën nañ bëgg séddale mu bañ a am benn coow am na commune yoo xam ne dégg ngeen ni ko defa ba sax arrêté na commission yax yi parce que dañu dem sa quartier gis la fa politique donc yàlla dimbal nañu quartier bu ñu dem dañ naan c'est le délégué qui est le président parce que arrêté bi président décret noonu la ko wàccee ñu duñu copier rek def arrêté mu ne c'est le délégué qui est président l'imam du quartier est membre kii est membre mais am na article boo xam ne dane quartier bi mën nañ jël tamit personne ressource boo xam ne xalaat nañ ne rek mën na indi xelam maanaam waa Ndëngaañ mën nañ oo tonton Maodo ne ko kaay bokk suñu commission parce que yow lii waa nga ko tonton Mbaye Thiaw ne ko kaay dugg si commission parce que xalaat nañ ne donc yow ñu apporter dara donc commission foofu c'est pas fermé mën nañ ko ubbi nag jël le maximum loolu lépp c'est pour plus de transparence ñun tamit bu ñu jëlee les produits dañu ñëw jébbal ko la commission ñoom ñooy séddale au niveau des quartiers donc il fallait donc mu expliquer leen loolu xam ne foofu lañ toll mais di leen santaat bu baax di leen gërëm ci liggéey bu set yi ngeen baax moo tax ñu fas yéene jox saltige Omar Mbeng di wax ne rek dañoo fàtte woon bu xamsa bi ak omo bi du may lim sànq jox Omar Mbeng أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين الله أكبر الله أكبر الله أكبر الحمد لله رب العالمين الحمد لله رب العالمين الحمد لله رب العالمين السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته ñu ngi tàmbali yëkki suñu kàddu di màggal suñu borom subhanahu wa taala di ko bàkk ci turam yi gën a màgg di ko ñaan moom borom bi ci yërmandeem bu yaatu ci yërëm jaam yu yaatu ci njëggalam yu kawe yi ci dimbali ay jaamam ci kawe yi yàlla nañu defal taysiir defal ñu tawfiq defal ñu fatxu ba li nga xamante ne mooy balaa bi mu wàccee ci àdduna bi mu nasaxal ko dindi ko fi te képp ku mu laal yàlla may la nga wér di yëkki nuyoo bu sell bu tedd di ko jox imaamu ratib bi El Hadji Mouhamed Ndoye bi taw nga xam ne moo nekk ci bopp ayima yi nekk ci commune bi di jiite jumaa ju mag bi ñu nekk nii di imaamu ratib bu Yoff mu tegal ñu ko ci loxo Baye Abdoulaye Thiaw Laye xalif général des Layènes yàlla na fi yàgg fi ànd ak wér te yenu maamam bi mu yenu yàlla na ko yàlla woyofal te lépp lu mu ci bëgg yàlla na ko yàlla may mu def ko di sant imam Mohamed ci taxawaayam di ñaan suñu boroom bépp allahuma bu mu yëg yàlla na ko yàlla nangu di ko massawu ci coono yi waaye ndëkk di ko ndokkeel di ndokkeel askan bi yëpp di ndokkeel jullit yëpp di ndokkeel umma bi yëpp islamique ci weer wu tedd wi nga xamante ne mooy shahru ramadan bi ñu nekk ñu dugg ci bismillahi rahmaani rahim yàlla nañu yàlla may ñu génn ci alhamdulilahi rabbil alamin te ñett yi nga xamante ne moom la suñu borom di jullit yi yàlla buñ ci dara ump te yàlla may ñu fekki kooru déwén di nuyu président Ngagne Ndiaye muy président Magu Yoff wax dëgg yàlla di mag mu am solo di ko masawu ci coono yi di nuyu Baye Iliman Diouf di taw di président Jàmbur Yoff wax dëgg yàlla borom taxawaay borom pas-pas di nuyu président Mame Ousmane Mbeng bi nga xamante ne mooy président Frey Yoff classe 52 56 ak ñi mu àndal yépp ci taxawaayam ak pas-pasam
ak taxaw ci lépp loo xamante ne Yoff daf ko soxla ñoom ñi nga xamante ne ñooy gérer Yoff au quotidien waaye nag di beral nuyoo mu jéelu ma ko def suñu ministre Abdoulaye Diouf Sarr ministre de la santé et de l'action sociale maire de la commune d'arrondissement de Yoff nga xamante ne Abdou Naar Mbengue bi toog di premier adjoint wax dëgg yàlla taxaw ci wetam taxaw ci maire bi comme newu fi taxawaay bu mucc ayib action yi ñuy def yépp population yi nga koy gis kon ñu ngi koy ñaanal Abdou Naar yàlla may ko kànt waaye nag di masawu monsieur le ministre ku ne xam nga ne yéen di ministre démb ñu ngi koy xool muy def képp du muy def dans le sud du Sénégal waaye nag li ëpp solo mooy li nga xamante ne moom la yàlla wàccee ci dëkk bi muy Covid-19 nga xamante ne les personnels de santé dafa am ay mesures yu ñuy jël te pandémie bi képp koo xamante ne yaa ngi yeewoo ci réew mi di ak nit sa xel war na sori te nag mesures yi nga xamante ne moom la personnel médical bi édicté dañ ko war a respecter à la lettre mesure de sécurité yi mooy distance yi ñu war a respecter port masque bi dafa war a nekk une obligation nit ñi seen mobilité dañ ko war a wàññi ñu ngi saluer di rafetlu taxawaay bi nga xamante ne moom la son excellence monsieur le président de la République Macky Sall jël ak les autorités administratives ci marché yi ak ci couvre-feu bi ak ci état d'urgence bi loolu bi mu amee jël nañu ay moyens yu am solo pour soulager population yi nga xamante ne ñoo gën néew doole waaye loolu aussi nit ñu expliquer noonu lañ koy gérer leer na transparent jamono bi ñu nekk jamono transparent jamono visibilité la alors donc nit ñi nag il faut ñu bàyyi xel mbas mi tàmbali na tey jii la am 2 mois ci Sénégal bi ñu ko déclaré ak léegi ñaari weer du ñaari fan am na ñu bari yoo xamante ne lox na leen même bu leen duggul te nag économie bi sur le plan mondial et sur le plan national dafa taxaw kon li nga xamante ne moom la ñuy dajale nañ ko yaxanal te ku ko jot ñu bañ yàq nit ñi ñu bàyyi xel parce que mbas mi kenn xamul fu mu jëm ñu ngi ñaan dëkk imaam a ngi ñaan ñëpp a ngi ñaan pour yàlla wàññi ko kon nit ñi nañu bàyyi xel ci li nga xamante ne moom la état bi édicté personnel administratif yi nga xamante ne ñoo ne ci maire yeeg préfet yi ak gouverneur di ko arrêté kon ñu dellu waxaat aussi que couvre-feu bi xale yi nañ ko respecté ku leen na sangul sa taar la bëgg nañ ko respecté bu baax respecté ko mooy ki nga xamante ne moo jiite santé au niveau national di Abdoulaye Diouf Sarr ñu koy masawaat au passage dañ ko war a sagal suñu bopp respecté li nga xamante moom la ñu wax. deuxièmement couvre-feu bi wax dëgg yàlla war nañu fexe ba 19h ku nekk dem toog borom kër bu ne jël say responsabilités si ca njaboot ñu mën a toog ñu ngi sant yàlla bu baax suñu borom li nga xamante ne nag moom la conseil de notable bi dajale fii tey ñu koy teg ci loxo imam yoo xam fi daje ñu ngi nuyu képp koo xamante ne yaa ngi yeewoo Yoff takk ndoom bu tànk ñu jiite si El Hadji Babacar Mbengue doyen de la collectivité yal na yàlla féq fanam lii am na solo yëf yi nag jàppal ma jàpp la góor gi nag doon na wax ne ab dëkk boo ci newee lépp loo xam ne dañ ciy yëngatu soo si mënee def ci sa doole soo mënul defal sa xalaat soo mënul teewal soo mënul ñaanal donc ñi nga xamante ne def nañ ci si téléthon bi ñu ngi leen di sant di leen gërëm di nuyu président APEXI Serigne Mbaye Diène Abdou Aziz Sy Dabakh Thiaw représenté ko fii taxawaayu APEXI duñ ci delluwaat APEXI Yoff bu doon jëmm APEXI mooy xol bi maire bi aussi wax dëgg yàlla liñ koy administré delloo nañ ci wàllu coutume bi delloo nañ ci wàllu association yi delloo nañ ci lépp commune bi yaatu na Ngor virage la ba Jàmmalaay géej la ba Saint-Lazare waaye commune d'arrondissement bu Yoff la donc bu ñu séddalee ci sur le niveau communal am na solo waaye bu ñu séddalee sédd ci waa Terme Nord sédd cité nouvelle yi loolu dafay am solo parce que Terme Nord imaam a ngi koy wax sànq ci Yoff lañ bokk partie intégrante fi lañ doon jullee fi lañ doon defee lépp te bi ñuy woote liggéey yi fi am ñëw nañ bi fi joxe seen participation kon commune bi ñëpp bokk ndey bokk bàyyi Yoff nag ñu ngi ñaan yàlla suñu borom mu tàppe xol yi dàq fi seytaane dolli juboo ñu ngi saluer au passage média yi nga xam ne ñoo fi nekk muy Yoff Média Info taxawaayam ci mbir mi am na solo ñu ngi nuyu Yoff Média Info di nuyu Yoff Mbooloo
di ñaan yàlla suñu borom yàlla neen yàlla defal jàmm te lépp nañu yéen seen média yi yàlla defal leen ko ñu ngi sant ñëpp di gërëm ñëpp di baalu ak ñëpp di ndokkeel ñëpp di ñaan yàlla suñu borom subhanahu wa taala mu defal ñu taysiir defal ñu tawfiq defal ñu faaw nga xam ne dëkk bi ñun ñëpp ko bokk su baaxee ñun la baaxal su yàqoon ñun la baaxal toll ci ndëkk def ci am na solo kon ñu ngi sant ñëpp di gërëm ñëpp di ñaan yàlla bu may ñu dund ba déwén te mbas mi yàlla jële ko fi te yàlla sàmmal suñu njabooti biir sàmmal suñu njabooti biir suñu doom yi nga xamante ñoo nekk à l'étranger yàlla doon leen musal ñëpp allahumma salli ala sayyidina muhammadin wa sallim am na koo xamante ne aussi dañ ko fàtte muy Mame Khady Diène président Assane Diène def na ci mbir mi teraanga yu am solo te am na ay action yoo xamante ne mu ngi koy def ci li nga xamante ne mooy plante yi ak Covid bi donc loolu muy def yàlla na ko ci yàlla may ndam ñu ngi jégalu ñëpp ba baax allahumma salli ala borom ma jox imaamu raatib ñu def remise symbolique Abdou Khal fii Aba li nga xamante ne enveloppe bi la produit léegi tamit comme ni ñu defoon ñun fële dañuy jëlaat lépp jébbalaat si la fixe ah. merci. donc ñu ngi jox imam kàddu yàlla mu ñaar ñu yëw ci daje. asalaamaaleykum wa rahmatullah. kàddu yi ñuy yëkkati kàddu yi cant la ak ngërëm bi ci tegu kàddu yi ñaan lay doon. cant gi mooy ñu ngi sant yàlla mi nga xam ne moo ñu boole ci lii ñu ngi sant yàlla tabaraka wa taala mi ñu boole ci jotaay bi muy jotaay yu yiw di sant képp koo xam ne dugal gi ci sa loxo ba lii mën a am ñi ci andi seen xalaat ñi ci def seen alal ñi ci def seen doole ba li am yal na yàlla fay leen yiw te yàlla du ko neenal sunu borom tabaraka wa taala dafa wax ne fa man yaamal